mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlooti seen ànd ak RFM rajo Futurs Médias di leen ñaanal jàmm di sàkku ñaan ci yéen ñëpp ñu ànd ak ñun jamono yi ci programme bu ak RFM penco gi tey jii dinañu waxtaanee wàllug réew mi ak tolluwaayam naam ak wër ak jàmm gi waaye it li nga xamante ni it mooy mbas mi ñu bañ a fàtte ni mu ngi fi daa fekk rek ne bu yenn ci ay jamp-jamp taxawee daanaka dafay yóbbu lu bari moo waral ni ñu koy waxee rek ak dal mata ñaan ak sago bu ko defee ñu tal lépp loo xamante ni mooy li nu wër rawatina mbas mi nga xamante ni ñu ngi ci xeex bi naam sunu borom a ngi def jàmm naam ak tan naam rawatina wàllu it ñàkk gi waaye it ngir xam fu nu ci toll moo waral ñu daal di jokkowaat ak docteur Ousmane Gueye buy directeur bu SNEIPS docteur ñu ngi ziar bu baax. delloo ziar Alaaji Assane. jërëjëf Gueye ni ñu ko waxee rek ñu ànd ak yow déglu def situation beeg le point fu nu ci toll ci ñàkk gi notamment. waaw jërëjëf Alaaji Assane d'abord masawu sénégalais yëpp di jaal ñëpp ñi seen bakkan rot ci événement yi di ñaan jàmm ci ñu réew bu loolu weesoo di nuyu ñëpp di wax ni comme ni nga ko waxee rek mbas maa ngi fi ba léegi naam fan yi gis nañu vraiment amélioration yi am solo ñi ñaan suñu borom rek mu continuer noonu amiin ci lu jëm ci ñàkk bi ni nga ko waxee rek boobu ba léegi ñu ngi ci kawam ñu ngi ci kawam parce que tey jii boo xoolee ñu ngi ci 66 768 personnes vaccinées ci xaaj bu njëkk bi fi ñuy bi ñu tàmbalee ba léegi donc muy lu am solo Dakar moo gën a moo raw mais Dakar aussi moo ëpp cible waaw topp ci Thiès topp ci Fatick donc nga gis ni même ci biir réew mi nit ñaa ngi gën a góorgóorlu ñu ngi ñàkku te lu jëm ci plateforme bi aussi ci inscription bi boo xoolee ni tey jii heure may wax yow ñu ngi ci 161 047 yu ñu inscrire te comme ni ngeen ko xamee rek boobu ba léegi ñu inscrire ñu ngi jël ay jukk ñi ngi jukki di joxe ñi ñàkku donc ñemuñu rek ci personnel médical personnel de santé mais population cible bi ñu waxoon mooy maanaam ñi amee 60 ans jëm kaw mooy ñu amee 19 ans ba 60 ans mooy fukki at ak juróom-ñeent ba juróom-benn fukki at te ñu amee ay comorbidité mooy yenn jàngoro yoo xam ne comme tension la muy asthme muy cardiopathie ñooñu itam ñu ngi leen di vacciner te aussi ñu amutoo am possibilité inscrire ñu ngi dem directement ci centre de santé yi ci région médicale yi di inscrire foofu ñu leen di ñàkk donc ñàkk maa ngi dem ñetteel pàcc bu ma bëgg a wax rek ci vaccination bi mooy AstraZeneca bi ñu jot mooy 324 000 doses yi ñu ngi actuellement ñu ngi koy disponibiliser au niveau des régions médicales donc pharmacie nationale d'approvisionnement comme ni mu defoon ci première dotation bi mu ngi def exactement la même chose di yóbbu ñàkk yi di ko disponibiliser au niveau des régions médicales et au niveau des gouvernances fu gouverneurs yi ak médecin chef région yi mën a encadrer kii bi campagne vaccination bi donc vraiment ñu ngi dawal mbir mi normal et di fàttali nag damay bëgg di fàttali rek même ñëw vacciné wu même bu fekkee yor nañu carte bu ñu fàtte ni war nañ jël deuxième dose waaw loolu lu am solo la tam parce que ñàkk yi modèle yi ñu yor ni ñaari pàcc la dafa am première dose bu ngay njëkk a jël boo toogee ñetti semaine ngay soog a jël beneen deuxième dose bi te dañ koy bind sa carnet rendez-vous may ñaan nag ñi jot a vacciné wu bu ñu fàtte ne war nañu jël seen deuxième dose bu jotee rek ñu dem ñu tollanti ko mu baax loolu day tax ñàkk bi dooleem bu ñu doon xool bu ñu doon ut ci moom mu am ko aar bu ñu bëggoon mu aar la ko mu aar la et aar aussi askan gi dafa loolu mooy ay rappel yu am solo et Alaaji Assane bu ñu fàtte ni aussi actuellement fi mu ne nii comme ni ma ko waxee woon tant que amuñu li ñu naan immunité collective par la vaccination nit ñi dañuy continuer di takk seen masque dañuy continuer di raxasu dañuy continuer di dandante dafa naa loolu lu am solo la il faut bu ñu fàtte geste barrière yi geste barrière yi kenn waru ko bay ci gannaaw ñoo ngi gis même réew yoo xam ne tey ñoom ñoo ñu raw ci vaccination ci lim bu ñu vacciné
ñu ngi continuer di takk seen masque. Sénégal aussi nañu continuer di takk suñu masque bu ñu bàyyeeku mukk. très bien ci wàllu ñàkk gi nag xam na li moom ci au niveau du ministère xam naa ni dinañ ci xëy na joxe une réponse officielle ginnaaw bi waa SAMES génnee ñoom it ab jukki ne dañoo fas yéene dem ci grève les 15 et 16 mars SAMES mooy syndicat autonome des médecins du Sénégal. waaw jàmbat yi ñaar la benn bi mooy ñoom seen ñooñ yenn yi nga xamante ni ci ñàkkee gi dañ leen faa ba fële dem ñàkki ay aji politique ak yeneen mooy ñi nekk ci wàllu spécialisation et cetera bi ci topp mooy song yi ñu leen song fan yi ci jamonoy fitna gi borom pharmacie ak yeneen ca ñuy laaj boobaak léegi nguur gi mu gën a ñoŋal seen karange ca gisuñu ñu ne ak tan pataaral googee bokk kon ci li waral seen ak mer waral les 15 et 16 mars daal dinañ daal génne bataaxal pour dem ci grève bi nag ñu ngi leeral ñoom it waa SAMES ne ñi nga xamante ñooy urgence yeeg ñu ni faj ci wàllu corona gi bokkuñu ci lim nañu pàcc yi nga xam ne ñoo ca bokk waaye loolu lépp li gën docteur mooy waxtaan ngir gindi ko am. c'est ça dañuy ñaan yàlla rek laata ñuy àgg foofu. ñi waxtaan juboo ci kàddu ñëpp di ñaawlu nag songu waa kër docteur. waa kër docteur wax dëgg yàlla ñoo xam ne ñu fi nekk pour aar. kenn waru leen song loolu moom ñun dañu koy ñaawlu man médecin la vraiment ci côté boobu mënuma dellu gannaaw par rapport à ça. dama koy regretter di ko ñaawlu di ko condamner. je pense que quand même loolu ñëpp a koy wax. voilà suñu syndicat vraiment xel mënut a jàpp nit di song ambulance. voilà nit di song hôpital nit di song pharmacie. hôpital moom ñëpp ko bokk. pharmacie sax xam naa sàcc yi rek ñoo ci. pharmacie ñëpp ko bokk. en médecin chef région ñëpp ko bokk. waaw loolu moom wax dëgg yàlla man en tant que médecin. en tant que membre ci syndicat yi. en tant que aujourd'hui directeur. vraiment dama koy condamner. dama koy ñaawlu. loolu moom lu rafet la et je pense que aussi le ministère de la santé et de l'action sociale même position lay am par rapport à ça donc. nañu xam ne mu des l'accès au vaccin rek. waaw nañu xam ne ñoo ministère de la santé et de l'action sociale. ñoo bokk ci mbir moomu. donc par conséquent waxtaan bi dina yomb trop ci côté boobu. li jëm ci vaccin yi aussi. je pense que man actuellement nii ci benn réunion laa nekkoon muy. groupe opérationnel bi ñuy def chaque matin. loolu waxtaan nañ ci bu baax a baax. waxtaan nañ ci aussi au niveau du comité bu nekk ministère de la santé waxtaan nañ ci réunion coordination vraiment xam nga loo xam ne ñu ngi koy soog a tàmbali. lu ëpp stratégie boo ko tegee rek day am parfois ay manquements. manquements yi da nga koy reconnaître corriger ko avancer. defe naa loolu moo am solo. waaw bu ñu xamee bu ñu signalé ni am na manquement. ni ñu accepté ni am na manquement ñu corriger ko. avancé du fi nekk naan ay diw moo tooñ wala ñi ku nekk di justifié wu. jaru ko. waa Sénégal de modèle ci li ñu ne waaw ci li ñu ne pandémie lañ ne. ñun ñëpp lu ñu bëgg aar tous les Sénégalais. rawatina ñi yor waa kër docteur rawatina ay parce que ñoom ñoo yor vraiment. tey ji paj mi ñoo nekk ci kanam. que muy étudiant bi muy DS bi. muy étudiants stagiaires ñëpp lañ leen di confondre dans le personnel médical. donc par conséquent correction la rek dañu koy corriger avancer. et donc loolu defe naa direction des ressources humaines bu nekk au niveau du ministère de la santé dina entamer waxtaan bi ak ñoom très rapidement. vraiment ñu trouver solution ñu avancer loolu manquement la rek je ne pense pas que ko war na mën a tax. ñi dem tey. ci ay kii nu mu tëdd ay mouvement boo xam ne mën na indi gàllankoor ci vaccination mën na indi gàllankoor ci mbas mi. donc vraiment ñoom leeral nañ ne boolewuñ ci vaccination boolewuñ ci mbas mi. tout à fait c'est par rapport aux certificats médicaux wala boog ñi am bëgg a am quand même kayit bu leen may ni wax dëgg yàlla manees na lijjanti seen néew ak yeneen. vraiment de toute façon ça va dina impacter ci nit ñi ak seen i yitte. waaw tout à fait. xam nga man damay naan rek. ñu waxtaanee ko ñun ñëpp benn lañ. nañu waxtaan. bu ñu waxtaanee dinañ trouver solution. Inch'Allah. À coup sûr. te loo gis lu ne comme niñ koy faral di waxee rek même les plus grandes guerres. de ce monde xam nga ñu ngi ko trouver ñu ngi trouver solution autour d'une table. donc nañu waxtaan rek bu ñu waxtaanee vraiment dinañ juboo amul benn problème. waaw je pense que aujourd'hui le DS bu nekk ci hôpital wala mu nekk ci feneen di liggéey. pour askan gi mu ngi première ligne. étudiant buy def stage mu ngi première ligne. donc nañu xool rek nu ñu leen di intégrer dans le système global ñu mun leen jël en charge peut-être que départ bi ñuy def estimation bi boole wuñu leen ci ou bien dañu leen bëgg a dugal ci faculté de médecine jox dose bi faculté de parce que temps yëpp ñun ñu ngi ciy waxtaan nan la ñuy def
ba corriger loolu ak nan la ñuy def ban côté lañ leen di dugal ndax dañuy jël dose yi jox ko faculté de médecine. faculté de médecine jël stagiaires yi en charge. ou bien dañ leen di intégrer dans les structures hospitalières fu ñuy liggéeyee. fu ñuy defee stage. ainsi de suite donc xam nga yooyu yëpp. il faut ñu planifier ko. teg ko mu jub donc waxtaan daal je crois que bu ñu waxtaanee rek dinañ jubóo. incha allah malheureusement nag pot mi souvent bu ñu ko mënee di ko gën a fóotum biir daal ci bépp fànn nag ci réew mi moo gën ndax gis nga impression yi lii lépp di joxe moo dul baax. waaw da ngay dem ba tu as l'impression que yëpp yi dafa ak pëccëxoo la alors que des choses qui paraissent évidentes des choses qui paraissent simples yoo xamante ni waras na ko mën a régler. tout à fait yéegal niveau yi daal kawewul Sénégal. politicien ku wax nga taf sa gémmiñ niveau yi kawewul ñu baal ma. wax dëgg yàlla il faut de la retenue ci de part et d'autre. balaa ngaa dem docteur xanaa am nga xalaat ci tolluwaay réew mi ndax réew moo xamante ne yow bu lu ne teel rek daal di impacté ci ñëpp. ñoo ngi nii suñu ñàkk yeeg masque yi taluñ ko woon fan yëpp. waaw mooy li ñuy wax rek lancer appel au calme lancer appel à la concertation lancer appel à la retenue. xam ne ñun ñëpp citoyen lañu Sénégal ñoo ko bokk. bu ñu ko taalee ñun ñooy am problème donc par conséquent qu'on soit ensemble je pense que c'est ça qui est important. Qu'on soit ensemble qu'on discute bu ñu waxtaanee vraiment comme ni ñuy wax rek. Qui ñàkk waxtaan souvent mooy indi difficulté et si on discute ensemble y a pas de problème man je suis partisan du dialogue je suis partisan de la concertation je pense que loolu bu ñu ko defee rek dafa am solo ça peut aller parce que nous sommes tous des Sénégalais. Très bien maanaam ba ñuy jiite aussi xamee ko ni wala dëgëral moom du faj dara déedéet nañu waxtaan rek nañu waxtaan bu ñu waxtaanee moom ça ira inchallah rabbi parce que réew c'est pas facile. waaw ku nekk ak sa gis-gis ku nekk ak sa doxalin. mais je crois que autour d'une table dinañ mën a jubóo inchallah rabbi. inchallah merci encore une fois docteur Ousmane Gueye ñu koy gërëm bu baax di ko sant bàyyi ko mu dellu ci yitte yi Ablaye ci kanam tuuti xam naa ñu ubbi antenne bi ngir waa Sénégal ñu waxtaanee réew mi ak wërug jàmm gi wala beneen aspect bu am solo ci seen i gët bu ngeen gis ne mën na ñëw yokk dara ci taax mi. .8 628 14 14 RFM asalaamaaleykum. maaleykum salaam. ñu ngi lay nuyu sëñ bi. waaw sëñ Assane ça va maa ngi lay ziar bu baax a baax. yal na yàlla nangu ziar. alhamdulilah man maa ngi tudd Babacar Dramé. waa kay Dramé. waaw ñu ngi masawu Sénégal yi yëpp. di ñaanal ñi ci loru yàlla xare leen àjjana. amiin yaa rabbi. ñi ci am gaañu gaañu yàlla may leen ñu wér. amiin te nag dafa jot. ñu waxante suñu biir dëgg buñ ko masal parce que buñ ne jàmm ñëw na rek nit ñëpp kenn ku nekk bañ a tirer ay conséquences ci li xew suba day amaat. war nañu mën a xool mbir yi fan la jógee ñu wax ne fii la jógee ñëpp dut ci baaraam ni fii la jógee. ñu fexe li mel ni bañ a amati. ndax man fii ma nekk dama lay jox benn exemple depuis semaine ngi nii dama am gàcce bu rëy a rëy. foo ne. fi ma nekk ci France. fi may liggéeyee. waaw. am na jamono saa yu français yi waxee gouvernement France buñ waxee seen ressortissants yi nekk Niger wala Mali na ngeen def très très attention.
suñu demee poste directeur bi daf koy waxtaanee. nekk naa foofu ak ñeneen ñi nga xam ne ci dëkk yooyu la ñu dëkk mais heure bu nekk dama doon gis affaire boobu lu mu leen di métti ak ni ñu ciy waxee. man tey li ñëw dal sama kaw affaire bi dama ci am gàcc. leneen li nga xamante ni dama bëgg ñu bàyyi ko xel mooy discours bi wan nit ñi wan leen ne leen société yi waruñu nekk ci suñu dëkk bi dañ leen a nax loolu amul ñooñu ay sénégalais lañ ay sénégalais ñoo ciy liggéey ay sénégalais ñoo am licence di exploité licence waa France pour mun a am lu ñu war a am ci dëkk bi mais nag su ay nit jógee koy fële wax ne Auchan wala Total ay société français lañ dañu war a génn ci dëkk bi loolu ci boppam sax daa doonul yoon maanaam dëkk duñ ko amee ci waruñu wax ne dañuy jox kenn exclusif mais waruñu exclure tamit kenn dëgg la léegi yéen journalistes yi li ma leen di ñaan discours bi nit ñi manipuler ba wane ne Auchan ak Total ay français lañu dañu war a delloo si def yeneen discours loolu dafa war a jaral ñi yore station Total yi nekk ay sénégalais même bu ñuy fay presse bi nañ won sénégalais yi ne leen lii du alalu ma sàmba alalu ma demba alalu ñu fi dëkk la loolu dafa ñaaw tey bi ma déggee ñu ne il faut ñu toog 6 mois pour mën a liggéey loolu catastrophe la dëgg la loolu dañuy war a jël sénégalais yi ñu tàggal leen wan leen ne leen li ngeen di yàqalu leen ko benn nit Sénégal ngeen ko yàqal dëgg la waaw loolu nag journalistes yi dañ ci am part waa association yi nga xam ne ñoo yore station yi dañu war a fexe ba discours bi ñu tenir ba def ko ci bopp nit ñi ne leen ñii dañ fi war a génn te ñoom ñu nekk ay sénégalais loolu sénégalais yi dañ ko war a xam mais du lu ñuy wax ci benn bés dañ leen ko war a xamal bañ xam ko dëgg la parce que tey bu ñu yàqee station Total yi suba bu ñu gisatul Total dinañ yàq leneen dinañ leneen damay ñaan nag merci Babacar waaw vraiment waxtu wi mais macha allah contribution bi am na solo. waaw baax ñu ngi lay gërëm bu baax Dramé vraiment am na solo lool ci ñaari ponk yi ñoom ñooñee gën a xamle ñooy ñan xam nga umpante baaxul Ablaye waaw léeg-léeg Sénégal boo xam ne xaalis bëggul coow bëgg noo feeñ fenn réer mër kenn xamul waaw donc la nature a horreur du vide léeg-léeg boo yëngu ci dara da nga koy xamele ak ña ngi koy yëngul ñu xam njariñ li di xam parce que foofu la àddina toll dañu ne ci monde de la communication. bi ci des nag mooy sunu wàllu ñun journalistes yi bañu doon yi lantinoor kese di xóotal mbir yi di liggéey di vraiment ànd ak askan wi xëccoo bi ba la bonne information di tàbbi ci nopp askan wi jërëjëf Babacar ñu ziar mbokki diaspora bi yëpp 88 628 14 14 waaleykum salaam. sëñ Assane Gueye. waaw kooku. El Hadj Assane maa ngi lay ziar baax ba dina ñaanal yàlla defal la jàmm. sant seytaan Omar Sow la amiin ñu bokk lépp Omar. waaw ginnaaw bi ma sant yàlla julli si di rafetlu vraiment liggéey bi. Alaaji Assane. man dama lay dolli sant te yow tamit nga dolli sant. puis c'est àllarba bii passé. rajo Sénégal dafa dem émission Covid ak média. Alaaji Assane la majeure partie des intervenants. dañ la ci gërëm di la sant. jërëjëf xam nga ci liggéey bi ngay def tous les matins. Sénégal mun naa la réew àdduna lëmb mu ngi lay déglu. alhamdulilah puis c'est auditeurs yoo xam ne man xaw ma leen. témoignage bi vraiment liggéey Alaaji Assane Gueye lu mu def ci rajo bi chaque matin. loolu vraiment loolu sant yàlla la. beneen rajo la mooy rajo Sénégal laa la RSI. merci Omar merci beaucoup. wax dëgg yàlla loolu moom dama la ko naa la ko dégg xaw ma déglu xaw ma déglu woo ko. jërëjëf lu ñëpp di wax daal man dama koy nakarlu encore di ko ñaawlu. vraiment damay ñaan affaire bi na ci yem. amiin Sénégal yàq bi mu ëpp na trop Alaaji Assane. dëgg la vraiment damay ñaaxat nit ñi daal comme le son excellence El Hadji Macky Sall. par exemple tous les Sénégalais wax na jéem a na jéem a yaatal. waxal ci nit ñi toujours saa su ne laa la wax jotee dafa war a wax. jëf jotee mu jëf. dëgg la loolu am na solo trop. merci saa bu wax jotee daal dafa war a wax. bu jëf jotee mu jëf. dëgg la lu mu wax kaaram orienté budgétaire ay fan yi néew. ñu ngi koy xaar ci loolu puisque ñun ay citoyens sénégalais gars yi xale yi liggéey rek lañ bëgg du leneen loo xam ne mais naa ko déggal man ànduma tey ànduma ëllëg. yàq moo dëgg yàlla man dama koy kon nag di ko ñaaw. rawat na la presse privée. ah oui anam. jërëjëf département de Kolda jërëjëf. merci Omar merci am na solo ni nga ko waxee ñu waxtaan rek waxtaane enquête ci ñaawteef yi waxtaan ci ñi nu war a libéré loolu lépp je pense que la société civile ak médiation bi ñu nekkee danañ ko waxtaane mais yëpp yi ku ne da nga ci am wàll waaw
ku ne nag boo xoolee wàll wa nga fare yow la nga mën a def ne ak concession rek ngir jàmmi réew mi ca ñu lal ko ci dëgg dellu jaale ñëpp ñi nga xamante ni ñoo ci ñàkk seen mbokk ñi yàqule sànq ñu ngi koy jàng ci yéenekaay yi wax dëgg yàlla ñoo xamante ni seen yoon newu ca borom parking oto yi borom magasin yi dajji hôpital yi borom pharmacie yi wax dëgg c'est ci gàttal daal rafetul asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah El Hadj Assane Gueye. waaw. yàlla dëkk ci déggante bi rek Mamadou Medor. di la nuyu jërëjëfati bu baax a baax a baax a baax. jërëjëf Medor. di leen masawu wax dëgg yàlla am. ndax yéen moom wax dëgg yàlla am groupe Futurs Médias njaaxaanaa leen tëdd yéen ñëpp ngeen fi nekkal. jërëjëf xibaar yi wér te wóor moom groupe Futurs Médias la. dëgg la jërëjëf. ba tax na daal lu leen waaye mën a wax. lu leen waaye mën a Youssou Ndour dama ne président Youssou Ndour ci wax dëgg yàlla am groupe Futurs Médias. Youssou Ndour dafa sagal Sénégal. sagal Afrique. kenn ku ne war na ko mën a delloo njukkal kenn warul laal lu jëm ci moom. waaw dañ koy masa bu baax a baax. jërëjëf nag moom wax dëgg yàlla am koo xam ne da nga ko dellu war a dellu njukkal. da nga ko war a yëkkati sa alal jox ko. wax dëgg yàlla da nga ko war a jàppale waaye waroo ko yàqal. dëgg la dëgg la beneen bi tamit dinaa remercier ñi nga xamante ne bii wax dëgg yàlla am ci personnel groupe Futurs Médias ñi ay journal di def seen liggéey. ndax kenn warul leen a yàqal dara ñoom seen liggéey la ñuy def du ñu ay politiciens. vraiment ba tax na daal am na ci yoo xamante ne bii dafa jekkul jaaduwul. buggul wat mi la imaan bëgg sëré dafa bokk ci gëm yàlla. nañ xool lu nga xam luy defar Sénégal mais di laal loo xam ne alalu étranger la wala yaakaar ne alalu étranger la loolu dafa nekk lu doy waar te ñun dañu am ay entre réew ak réew ay coopération relation réew ak réew. dëgg la ku ne xam na ne groupe consultatif Paris première tranche Sénégal bu ñu demee France dafa bëggoon am na ko fa président de la République même deuxième tranche aussi président jàmm la bëgg ci dëkk moom lay woote moom lay wax entre loolu suñu maam yi démb la woon ak France guerre mondiale du fii la ñuy sëriñ ci jël seen doom yi ñi dem jàppale France ak pour ñu ci xeex bi pour France mën a nekk jàmm ay relation la yoo xam ne relation yu yàgg la nit ki nag boo ko xañee ab liggéeyam xañ nga ko mu lekk xañ nga ko mu naan rey nga ay junniy nit bu ñu ay fukki nit ñoo dee mën nañu ay junniy nit ñoo dee ndax barab liggéeykaay yi ñi ay Sénégalais ñoo fa nekk di liggéey dañuy jàpp nañ tey wax dëgg président jàmm la bëgg ci dëkk bi te nañ ko gën di continuer di ko défendre nañu gën di ko défendre ci communication loolu mooy dëgg président Macky Sall jàmm la bëgg jàmm lay wax jërëjëf Medor vraiment am na solo li mu wax surtout ci wàllu jëflante réew ak réew àddina fi mu toll moom du wax kenn ne ko dégagel waaye nag xam naa combat bi li mu sous-tendre mooy dañoo bëgg ay partenariat yu juste waaw jëflante goo xam ni ku ci ne da nga ciy gis sa bopp loolu moom c'est important mais partenariat mënut a ñàkk de ndax wàllu ñàkk mi rek gis nga àddina yëpp ku ne dañ koy joxante ñàkk yi asalaamaaleykum. waaleykum salaam. ñu ngi lay ziar sëñ bi. waaw ziar naa la Omar Faye la réew Maawo. waa kay Omar bisimilah. maa ngi lay ziar dama la doon wax benn jëf bu ñu ma jëfal fii ci réew Maawo muy teen bi ma nekk sama village. teen bi waaw. waaw dafa am ñu ma ñëwoon doon ma dimbal pour mën ma koo defaral askan wi mën a commencé am ndox àndatanda ndax mar vraiment métti na trop waaye vraiment ñooñu maa ngi leen di ñaanal bu baax. ban village bi da nga may fàttali turu village bi ak ñi defar teen bi ñan ñoo leen defal. waaw ñu ngi ci réew Maawo waaw ñu ngi ci xamuloo yàlla message boobu naa la ko jàllalee. ñi ko defar xamuloo seen structure parce que man mi am na ku ma woo parce que da lay dégg ci rajo bi am na ku ma woo benn soxna damay bañ a wax juum dama fàtte tur bi ak structure bi mais ne woon na ñoom dana ñëw foofu réew Maawo en attendant def fa teen boo xam di ngeen am ndox mu sell en attendant ñuy gën a yokk jéego yi. waaw loolu laa la bëgg wax mais bu soobee yàlla dinaa fexe xam programme yëpp bu ko defee ma envoyé la ko voilà bu ko defee nga gërëm leen ba ñëpp dégg ko. voilà yow maa ngi lay ñaanal bu baax vraiment message bi jàll na yow tamit nga jàllale ko ni nga ko war a jàllalee. merci Omar. kontaan nañu jërëjëf kilifa yi tamit réew Maawo ñu ngi lay ñaanal bu baax réew Maawo bi yëpp kilifa yaa ngi lay ñaanal bu baax a baax a baax lépp waay fay merci beaucoup ndax vraiment lii rek nag la ñu soxla ci askan wi am jafe-jafe yow tamit fi nga taxaw vraiment porte bi nga taxaw ñu ngi lay ñaanal nga yàgg fii amiin yaa te li nga yéene tamit vraiment ci askan wi tamit yàlla defal la ko vraiment lii am na solo trop réew Maawo yëpp ngi lay ñaanal bu baax a baax a baax jërëjëf Omar ci am benn message bu ma fi jàllale rek da am benn soxna boo xam ne ni suñu doom la nekkoon élève mu ngi tudd xale bi mu ngi tudd dafa réeroon depuis 4 ans. dafa réer waaw. Lisa Tine la tudd Lisa Tine waaw. walaay ndeysaan dafa demoon moom tamit 4 ans ba léegi ay waajuram ñu ngi sonn ñu ngi koy wër fu ne ndeysaan. feeñagul mën a dimbali tamit yaatal ko.
wallaay lycée Tine la tudd élève la woon mu ngi doon jàngee collège Touba Toul. collège Touba Toul waaw d'accord. bilaay ndeysaan xale bu jigéen la benn doom rek la am ndeysaan. boobu bu léegi man depuis boobaa léegi 4 ans ci ren ah. d'accord yal na yàlla nit lépp ah. bilaay waaw yal na yàlla dimbali bu baax ñu ngi lay ñaanal bu baax daal di kontaan baax ci émission bi di la ñaanal di rafetlu émission bi vraiment tamit. jërëjëf Omar jërëjëf Faye merci beaucoup. asalaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatullah. bisimilah. tur bi. man El Hadj Assane Gueye la RFM yow la kan. El Hadj Assane Gueye RFM. RFM nga woote waaw. waaw xam naa ne RFM laa woote. yow noo tudd. j'avais appelé anonymement. Bon j'ai laissé un message. mooy bi ma leen di wax dama leen di cax. c'était moi. Je m'appelle Ndeye Maguette Gaye. Comme léegi alhamdulillahi rabbil alamin. sant suñu borom. kun fayakun samawati wa ma fil ard. santati ko. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina. ok jërëjëf. sama xol sedd na. alhamdulilah. sama xol sedd na. ndaxte defe naa ni yóbbante bi ma yóbbante woon Macky Sall sax jot na ci. alhamdulilah kon. waaw. ndaxte Sénégal suñu gaal la ni ma ko waxee woon rek. dëgg la. gërëm gi du génn gaal gi incha allahu rabbi bu neexee yaa rabbi. bu neexee yaa rabbi. incha allah. ok. man nag. balaa may gërëm kenn ci suuf si damay gërëm sama borom moom mi ma sàkk. ndax bu dul woon moom du ma ñëw fi. di gërëm sama yaay. sama yaay booy Fall Njaga Yaaram dañ ngoone Fall. doomu Ibrahima Fall ak Anna Remi Faye. dëkk ca Médina rue 22 angle 33. di gërëm sama papa Alaaji Masayar Gaye doomu Aline Gaye ak Koura Thiam Bobbo. Talla mu ndaw Alassane Pedar mu ndaw Alassane waaw. xam sa cosaan xam fi nga jóge dafa baax ci doomu aadama. ak am solo. waaw. léegi soxna si xam nga ku la nëbb nga réer ko. dëgg la jërëjëf léegi maa ngi jégalu bu baax ndax xam nga xataayu timing beeg yooyu. waaw xataayu timing bi. waaw mais damay wax pareeguma. déglu ma ma sottal. déglu ma sottal gay njooro basi bàcc. borom waalo. déglu ma sottal. alhamdulillahi rabbi alamin tey la àllarba. tey la talaata. suba la àllarba. sant yàlla. santati yàlla. jërëjëf Ablaye ñu koy gërëm bu baax di ko sant ndax li mu wax am na solo sant suñu borom moom bépp doomu aadama la war ci suuf jërë ngeen jëf RFM 88 628 14 14 asalaamaaleykum. na nga def El Hadj Assane. ñu ngi sant yàlla bu baax. Ousmane Dem la Porosanti Gabon. sëñ Ousmane maa ngi lay ziar. alhamdulilah ma ne El Hadj Assane. ki njëkk woote. waaw. lu mu wax dem cee ànd bu baax a baax. El Hadj Assane imagine ñun Sénégalais yi ñaata Sénégalais yi ñoo tukki. di liggéey si réewu étranger yi ñaata la. par exemple bu français yi yëpp ne bépp Sénégalais yi nañ ñibbi si Sénégal. Sénégalais yi ne français yi ñu ñibbi si France. kan mooy gën a sonn El Hadj Assane. dëgg la. ñun ñooy gën a sonn El Hadj Assane. maa la ko wax. boo duggee bitik Auchan yi. ay Sénégalais kafe nga fa gis ñuy liggéey. gis nga fa nopp bu xonk. doo ko gis El Hadj Assane. dëgg la léegi état bi ñoom ñëpp dem nañ chômage. amuñu lu ñu yóbbul seen njaboot. kan moo leen ko teg malheureusement ni nga ko waxee. kan moo leen ko teg El Hadj Assane. voilà. ñoo xam ne dañoo la xëy di déebu dem jox seen yaay dépense. di jox seen jabar yi dépense léegi ñu ngi toog seen kër yi kan moo leen ko teg. discours yooyu la ñu war a bàyyi. ok Ousmane Dem ca Gabon ñu koy gërëm bu baax di ko sant ci xalaat bu mu doon joxe moom it ba tey rek mbokk yi tolluwaayu réew mi ak jàmm jég wër gi nees mën a def daal ba li nu bokk di gaal gi parce que gaal gi nu bokk nag moom ku ne di nga ci joxe sa xalaat moom asalaamualeykum. maaleykum salaam. yow la sëñ bi. man Basirou Ba laa tudd. ñu ngi lay dégg lu baax. responsable politique APR bu commune de Gourgandé. maa la woon fan yii far ma dog. waaw.
maa ngi nekk aussi chargé de mission du président de la République Macky Sall verbalement. maa ngi jàkkaarloog Sénégal. oui. El Hadj Assane. yow maa ngi lay nuyu di la gërëm di la sant. jërëjëf Ba. di gërëm ak ñi nga nekkal ci groupe RFM. jërëjëf. di leen ñaanal li ngay def. yàlla gis na ko ñin ñi gis nañ ko. ci kanam la jëm. incha allah. parce que amul beneen chaîne bu ma gis. buy def li ngay def. dëgg la jërëjëf. li jëm ci Covid bi. li jëm ci mbirum askan wi. li jëm ci réew mi. kon nag yàlla na la yàlla fay sa xol. amiin ñu bokk Ba. la ma cay teg mooy. yëngu-yëngu yu amoon fii fan yii. oui. ñëpp ko mettitlu nañ ko lool. mais nit ñi nañ seetaat seen bopp. nañu seetaat seen bopp seet yàlla. dëgg la. parce que man wóor na ma wóor rasulilahi. sallallahu alayhi wa sallam. réew mi Sénégal la tudd. wàllu yi fi nekkoon. ak seen ñaana xalif généraux yi. ku fi nar a taal réew mi. di laay nga tàkk. di nga tàkk moom. ku fi nar a yàq dara nga yàq. dara nga ci dul am ci ndam. mu commencé nag ci li ko sosal. ku ñuy jiiñ dara. ñu ne yow yaa def. oui. nga defuloo. nañ la topp ba xam yaa def wala def. waaye ñu moytuy sos bi def yoon topp la. luy ndeyi sos ñu moytu sos yi tamit de ah. waaw moytu sos waaw luñ ko mënee gën a moytu luy ndeyi sos. man de xam naa ni. mu deful man xaw ma mais yàlla xam man de. waa kay loolu laay wax. la ca des. président de la République Macky Sall. oui. mooy le président de tous les Sénégalais. tous les hommes du pays. c'est l'homme le plus fort. oui. y a pas un autre plus fort que lui. loolu la yàlla dogal. sa femme la madame Marième Faye. un président moom waaw. la première dame. c'est la dame la plus forte du pays. par rapport à l'institution quoi ngay wax. institution yi représenté ñu incarné xam Sénégal booy wax di tuddi tour sax ça peut poser problème. waaw voilà. très bien allez-y. par rapport à l'incarnation. mi ngi koy jàppale. oui. ñu ngi koy jàppale. et tous les militants ñu ngi koy jàppale. kon nañ jàppale le président Macky Sall. ba mu jëlee xel. mu dem. su dee yàlla ko teg. kenn mënu ko fee jële. su dee yàlla tegu moo ko fi teg. nit bëgg mu dem tant que yàlla matalul. léegi nag ma gàttal sama wax. waa kay ba man. maa ngi koy ñaan. na toog dalal ñëpp dal ñu bàyyi ko mu liggéey. ci li fi liggéey ñëpp ko gis. su toogee ba 2024 bi ñuy wax di laam-laame naan nii la nii. danañ ci xam dara ñoom. booba dina wax keneen dina wax man de xam naa du ma wax. ok. li mu wax ñëpp loolu lay def li ma jeexal nag. léegi nag sëñ bu wax na fi ci suba mu ne. nañu delloo compteur yi à zéro. mooy lan. oui. ñu amnistié ñu amnistié. ñu commencé à zéro. loolu suñ koy def bañ d'accord naa. oui mais nañu nekk ba 2024. ba 2024 ñu doog ko def. ok incha allah. wasalaam. ok jërëjëf Ba jërëjëf loolu xalaat la aussi également beneen bu rafet ginnaaw xalaat bu rafet bu Serigne Mboup noonu la réew moom wax dëgg yàlla fi mu ne nii sax ñun ci jamonoy waxtaan lañ toll parce que xeex bi gis nañ lu mu ñu jural ñëpp tiit jaaxle manqué yi gën a yokku sa ngéem gi gën a yokku kon nañu baral jéego yi ci wàllu waxtaan asalaamaaleykum. maaleykum salaam. ñu ngi lay ziar soxna si. maa ngi delloo ziar El Hadj Assane. bismillah. merci beaucoup. C'est la première fois may woote rajo. déjà yàgg naa di le suivre également. doon sa soppe lool. jërëjëf. benn suggestion rek laa bëggoon def. waaw. mooy ci intervention yi. ñu koy jéem a baral pour que le maximum de personnes mën a dugg intervenir. dëgg la maa mënut a dagg nit ñi rek waaye dinaa ko fa laay mujj nag. voilà. parce que jéem naa jaar. ci serveur bi mujjul jàll dama obligé woote fii nii pour que ñu passe ma la. waaye ñu ngi jégg lu baax. amul solo. léegi li ma bëggoon wax rek. ci vaccination yi la. parce que remplir naa formulaire bi en ligne. sama papa. oui. dañu waxoon ne dañuy contacter par message mais kenn envoyé ko message. ma ne ko ne jéem a rapproché wu suñu poste de santé bi. bi nekk fii mais ba mu demee ñooñ dañ ne seen personnel de santé yi la ñuy vacciner. alors que maa ngi gis ci yeneen personnel de santé. yoo xamante ni ñi ñaa ngi commencé di vacciner wu mais yooyu dafa sori.
te foofu nit ñi commencé nañ di vacciner wu am na koo xamante ni sax man xam naa ko personnellement gis naa ko mu vacciner ba vacciner famille am donc je voudrais juste que ministère de la santé ñu jéem a organiser waat affaire yi parce que moom bu ñuy seet ci personne prioritaire yi lay bokk parce que mag la 70 ans te il est malade il est hypertendu am na diabète donc man côté boobu rek laa bëggoon intervenir am na solo ñu xool ni ñu koy organiser waatee pour que les personnes prioritaires ñu mën cee jot bénéficier de ça très bien voilà merci beaucoup jërëjëf am na solo trop ci wàllu kon organisation ñàkkin wi la bëgg ñu gën koo ñoŋal waaw parce que ñi nga xamante ne ñoom kay ñooy borom ñàkk yi ñu gën cee njëkk a jot asalaamaaleykum 88 628 14 14 RFM asalaamaaleykum. salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam. rajo Sène maa ngi lay nuyu. sëñ Moustapha maa ngi fay. ñu ngi lay ziare di la baaluwaat àq bu baax. di la gërëm bu baax. ñaanal Sénégalais yi. yal na yàlla def lu jëkk fi yàlla bu mu fi amati. amiin yaa rabbi. di jaale ñi ci bokk sama fenn frère da cee bokk vraiment. métti na waay massa waaye. di dëkk fii ci Parcelles. Cheikh ñu ngi koy jaale ay waa këram. ñu koy jaale waa Parcelles Assainies yëpp. jërëjëf. adduna moom toujours rek jàngat la ci nit ñi ñu war a xamaat seen bopp. mbir mu ne bu xewee dañ ci war a jël jàngat waaye duñ ko bàyyi rek mu jàll noonu dem na kenn dootu ci waxati. dëgg la nag Sénégalais dañu tàmm habitude boobu lu ñu sumb bañ ne lii la su seddee rek ñu teg ko fële fàtte la ca des. dëgg la te dañ ci war a jële jàngat war ci jële defarwaat. surtout ndaw yi xoolaat ci seen bopp. dëgg la xam ne àdduna du yàqu du salte du defar du loo xamante ne tey ji da ngay ñëw rek salfaañe ko mu dem. politiciens yi tamit doxe ci xam seen bopp xam ne ñoom Sénégal moomuñu ko. ndaw ñi ñoom moom Sénégal waaye ndaw boo koy jàngal àdduna di ko wan ci yoonu àdduna doo ko jàngal yàq wala jël mbiru jàmbur rek sànni fële. chaque fois dama koy faral di wax ci yenn ndaw ñi may nekkal beneen bi El Hadj Assane. dama koy wax ci presse beeg ñu nekk ci rajo bi. dafa am ndaw ñu am xam-xam. ne ci réew mi ñu leer leen di woo. ci plateau yi. du mag ñi rek wala politiciens yi rek ñoo war a ne mais rajo yi télé yëpp politiciens rek la ñu fay woo. borom xam-xam yi dañ leen di fàtte ndaw mu am xam-xam nga woo ko ci plateau ne ko waxal yow ni nga def ba am lii. ni nga def ba liggéey lii ni nga def ba kii day tax ndaw meneen bi. am njàngat pour xam nu muy def ëllëg. dëgg la. waaye maanaam ñu yaatal échantillon bi ñoom xam nañ ko di xam nañ ni war nañoo yaatal échantillon bi experts yi waaye xam nga bu fekkee yow émission buzz nga bëgg. waaw internet bi tam di wàññi vues yi bon c'est-à-dire recherche effrénée du buzz boobu moo rey réew mi. dëgg la. déew da nga koy jël ay ndaw tamit boole leen ca mbir mi ñu xam ne ci lañ bokk. dëgg la waaye boo woowee woo mag ñi rek wala ni politiciens yi ñu toog di wax di werante ci seen kii. buñ génnee akolaatante xale yi duñ ko gis. dañ naan ñii kat kon ñii dañuy xeex. fekk nag ñoom ñu ngi gisee seen biir di waxtaan seen biir. léeg-léeg ñooy ànd ñibbi sax ci benn oto. mais ñooy ànd ñibbi sa rajo loolu fekk na ma ci plateau ba taay ma koy gis. mais dafa di nag surtout nit ñi yeewu. mais seen bopp la ñuy nax de parce que dëgg rek mooy mujj gis nga li wax masque day wadd masque. wallaahi barke masque day wadd ak koo mën a doon. dafay wat sax chaque jour nag ñoom ñu gis ko gis nga ñoom ñi mbooloo di tey di naan dañuy xeex nii tey wala Alaaji Assane dañuy xeex tey jii ñu ne kiiwu électoral bi baaxul gis nga fàtte nañ ko de pare nañ ci tant que soxlawaatuñ ko duñ ko yëkkatiwaat xeex ci bu ñu nee nañu xeex tamit assemblée bi suñ ci xeexee liñ ci xeex ba pare buñ pare naan ci tegaat nañ ko fële léegi nag il faut que loolu muy continuer chaque jour mbir da nga koy xeex ba cappaandaw ga ba gañete li ngay gañee nga téye ko sa loxo nag bañ ko bu ëllëgee dajale ak yi waaw mu doon ak yi wér waaw ci wàllu démocratie nit ñi tam nag say Moustapha ñoom tam nit ñi tam ñoo war a wax man de boo yoon jàpp sama bakkan bi di yóbbu maa lay wax fi nga ma jëmee nag waaw mais man dama la topp ne ma la ànd ak kenn ci jikko yi naa fekk wala ci beneen melokaan boo xamante ne duma ko def dëgg la am na solo pensé woo ci dama lay bàyyi c'est important waaw il faut nga woo ma ci xalaat waaw yeewu jeunes yi tamit yeewu carte mooy fal nit doo ko jële ci kaay force wala nit ni lii moo ma faloon fexeel namm sa carte koy politigal na fexe sàmm ay ndawam ne leen nag uti leen carte su élection jotee da ngeen a war a voté ji jàngal leen àdduna ni ñuy demee élection ni ñuy demee politique du xaste politique du dañuy toog ci télé yi ñoom kilifa yi di xastante di waxante lu leen neex ba ndaw ñi di ci copier defe ne loolooy dëgg kon ñi ngay dugg rek dèjà mu am séparation masamaa ñi nga xamante ne ñoo nekk ci yenn liggéey yi dëgg la pour
lan loolu. c'est important mais ñun ndaw ñi nag ñoo war a yeewu. léegi jëlaat suñuy mbir son matuwaay bàyyi yàq yi fi jàmbur France te wala léegi ñun bu ñu mais ñu juboo Moustapha c'est-à-dire pour ñu juboo man xam naa fi ngay waxee c'est-à-dire que même bu ñuy politique ak pouvoir opposition ñu juboo ci rëdd yi nga xam ne ñooy muccal réew. xam nga pouvoir bu ne xanaa amul pouvoir éternel de pouvoir dafay fégali bis opposition bu ne kenn ci ñoom dina falu bis mais li nuy faloo ko fégal bu muccul bu defee dóom kenn du ko fekke loolu la excuse-moi Moustapha xam naa rocceeku na mais ci muccal réew mi yooyu la ñu war a juboo rek moo tax d'ailleurs qu'on demande à ce que ñuy waxtaanee le processus électoral nañuy càmbar fichier électoral bi mais yooyu pourvu que bu ñu ko liggéeyee pare teg mu am njariñ sinon ay liggéeyaat c'est beaucoup d'argent quand même l'argent du contribuable chaque jour ñuy def yu séminaire di daje fay expert et cetera donc jamonoy waxtaan la ñu nekk l'idéal serait que ñu juboo ci rëdd yooyu yëpp mu féete boor bu ko defee xeex yu bari sax dootu ko fi matati bu ñu vérifié woon loolu lépp daal defe naa dina am ak tànn Ablaye waaw xam naa tey nag mënuñu dem ba 10 heures nag ci wax sa xalaat peut-être à la demi ñu arrêté incha allah asalaamualeykum. aleykum salaam wa rahmatulah. ñu ngi lay ziar sëñ bi. yàlla na yàlla nangu ziar El Hadj Assane. waaw kay. allo. waaw bisimilah yaa ngi en direct. waaw man maa ngi tudd Abdoulaye Fall ñu gën maa xam ci turu Aziz Fall. doo xaw a làqu tuuti dafa ngeen dafa am ngelaw. waaw baax na tane na. waaw làqul fenn rek mu wax ji leer macha allah. waaw ma ne. waaw Fall. Abdoulaye Fall ñu gën maa xam ci turu Aziz Fall. professeur d'histoire géographie éducation à la citoyenneté. 33 ans d'expérience à la retraite mais maa ngi ci institut Jambar. macha allah ci xale yi di leen ci jàppale. Alaaji Assane lii damay sant yàlla. bi ma fexee ba jot la tey. jërëjëf ndax man. benn conviction laa am. ñu baal ma àq nag ci li fi wax lépp. mais gis nga Sénégal fi mu toll actuellement. oui. man li ma gëm. ne moo ñu ci war a mën a génne. oui. mooy delloo si waat njàngum citoyenneté ci xale yi. dëgg la. ndax boo ko jàppee ci école yi man fi ma jaar avec 33 ans. lii de éducation civique dañ ko néewal jox ko coefficient 1. joxuñu ko àqam te am na classe yoo xam ne duñu ko fa jàngale. boo ñëwee ba 3e fa la yem. te boo ko seetloo léegi Sénégal. yaratuñ jàngale bi lañ gën a teg ci kanam ko yar bi. dëgg la. te gis nga citoyen bu xamul lan mooy devoir am ak droit am. lu koy fëkk dafay yomb. dëgg la. lu koy fëkk dafay yomb. c'est important. président de la république bi mu fi ñëwee inauguré Jambar 2013. ñu gisante parce que man Fatick laa dëkk xam naa ko bu baax. ñoo yaroo ndooy jàngandoo. nee naa ko président mu ne ma ne ko lent dinaa la ko xam. ma ne ko tant que dellu si wuñ yar gi ci école bi. lañ daan defee moral bu njëkk ñun bi ñu nekkee école primaire. tey ñu delloo si waat ko ci école primaire yi. delloo si waat ko ci collège yi. même jusqu'à l'université éducation à la citoyenneté de façon systématique. waaw nit ki dañ koy yar xamal ko xam nga nit ñi dañuy def différence entre xale yu réew yi ak xale yu xamal. ñu bari ci xale yi réew mi dañu xamul dëgg la. dañoo xamul il faut ñu leen di xamal dëgg la. il faut ñu leen di xamal te ñu leen di xamal tamit nañ leen jaral lu ne. mais en attendant monsieur Fall xam naa ni loolu dafa laaj ay réunion xam nga rek Sénégal suñuy réunion ni mu yeexee léegi en attendant mënuñu def un appel man ak yow léegi nii à l'endroit tous les professeurs du Sénégal ku ci ne balaa ngaa tàmbali sa benn cours bu mën a doon mais nga def benn 5 minutes de njàngaleem citoyenneté morale et cetera. wallahi man de gis nga fii à Jambar entraîneurs yi balaa ñoo commencé seen séance le soir danañu del def li ñuy wax prise en main. très bien. 15 minutes yoo xam ne non seulement dañuy wax xale yi li xew ci Sénégal actualité mais ba pare yar leen ci lan mooy le citoyen et le bon citoyen. macha allah. man nag wax dëgg yàlla dama ko yàgg di def ci école yi. bërki démb le 7 mars dafa am benn groupe panel bu ma defal communication ci Talaatay Nder. yemuma rek ci fait historique yi. oui mais liñ ci mën a jàngat ci ay ngëneel ci ay jikko. ma génneel ko benn waaye woo ma ne ma Fall ma ne mu ne ma yow lii ngay wax ni di ko def ci panel bi. kan ngay def ba rajo yeeg kii jot ci ma ne ko lu jot ak dina yomb. dëgg la. ma bëggoon nag tey am sa numéro. incha allah très bien vraiment ñun tamit intéressé nañu waaw. waaw ñu waxtaan ci loolu. incha allah parce que man damay wax ak waa RFM ñoom Malal Junior ñoom Cheikh Tidiane. très bien parce que comme ci sport bi lay yëngu. ñoom boo jaaree ci ñoom rek di nga am sama numéro incha allah. Cheikh Tidiane sax man yónnee naa ko li ma def barki démb sur le Talaatay Nder. voilà. yaa ngi dégg. donc Alaaji Assane. président Macky Sall nañ ko jàppale ci loolu. au niveau des écoles le ministre de l'éducation nationale. oui.
nañu joxaat gëdd l'éducation à la citoyenneté. très bien parce que réew yi ñu yar yëpp. éducation citoyenne la. moo leen ci génne dëgg la. waaw man yàlla jàppale na ma tukki naa dem naa fa su bari. waaye gis naa la ñuy doxale ñàkk am na fa ndóol am na fa lu chômage fa la ëppee. mais bu desul lu dul nag. défendre la nation. li ñëpp bokk. li ñëpp bokk vraiment ak cofeel dafa war a am ci yow sa dënn la war a génne loolu. wallaahi parce que la may jaaxal mooy léeg-léeg nit day posé benn acte ma wax ak moom. mais ni muy réagir man damay sentir ne kii dafa xamul. nga xam ne xamul rek. xamul dañ koo xamalul. dëgg la jërëjëf. te nag xëy na du gaaw mais buñ ko defoon te tàmbali ko joxaat gëdd éducation à la citoyenneté. di yar xale yi yar leen ci kër ga yar leen ci école ba. oui. man surtout loolu daal mooy daal message de cœur bi ma bëgg. mais merci alhamdulilah jërëjëf ab sëñ Fall. vraiment waaw sa numéro nag kontaan waaw da ngay garder ligne bi wala nga keeg Cheikh Tidiane garder boo coupé wul Ablaye dina la ko jox. vraiment lii moom kenn amul lu mu ciy teg macha allah macha allah c'est am na solo Ablaye profité gërëm bu baax Barthélémy Ngom ci réalisation beeg Yacine Pouy ci wàllu service digital gi ci RFM. moom ak waa service digital groupe bi yëpp ñoom mag yi nga xam ne dañuy filmer léegi rek ci xam nga rajo moom bu njëkkaan da nga daan am ay break yoo xam ne da nga ci mën a naan say café ak yooyu defar ak defaruwaat bu la télévision est lourde Yacine. dernier auditeur asalaamaaleykum. allo. waaw sëñ bi sëñ bi fayal rajo bi boo bëggee jokkoo bi leer. allo. waaw sëñ bi. asalaamaaleykum. waaleykum salaam kooku. man la Faye. dese na leer de. allo yaa may dégg. waaw. man la Faye. Faye waaw. dañu def daal di la gërëm. alhamdulilah jërëjëf. yàgg nga alerte. réew. dañ koy pencoo duñ ko paajoo. dëgg la. yàgg nga alerte guddi. arrêté na bëccëg. lii nag. seetaan bu ëpp moo ko indi. allo voilà malheureusement jokkoo bi dagg na sëñ Faye maa ngi lay gërëm bu baax di la sant di gërëm ñëpp ñu nu envoyé ay message doon ñu woo ci wàllu bi cong gi amee ci mu mëneesul woon tontu ñëpp waaye gis nañu cofeel bi nga xam ni Sénégal am nañ ko ci Youssou Ndour am nañ ko ci groupe Futurs Médias daa fekk rek li nga xamante ni nit ñi bokkunu yemunu waaye ñooñee def jëf joojee bariwuñ ci supporter kon ñi nga xamante ni yëglu nañ yëpp di supporter di soutenir kër gi ñu ngi leen di gërëm di masawu encore une fois borom kër gi le président Youssou Ndour la direction générale tout le personnel di sant suñu borom nag yàqu-yàqu yi bari na vraiment dégâts yi alal ji vraiment bari na mais comme bakkan rotu fi gaañu amul ñu ngi santaat suñu borom ci ni mu wanee boppam foofee nit mun nga am sa yéene waaye borom bi mooy yeggalee Ablaye jërëjëf Yacine naka noonu ñu ngi leen di gërëm mbokk yi di leen ñaanal kenn lu jàmm.